yaakaaru Sénégalais yi ci kii ci la ñu xam ne ni moom nañ ko préparé woon tey ñu dugg ci solidarité mu nekk ñaari thèmes yoo xam ne ni daanaka dañoo xaw a lënkaloo. voilà donc xam naa soo ma mayee tuuti rek ñu laal tuuti ci xeebaate daal di transiter rapidement ci kii du lu doon lu bëri. ndaw lay doon rek. voilà parce que aussi xeebaate bi ngeen waxtaanee keroog. dafa nekk mbir moo xam ne parce que soo jëlee thème très souvent aussi li nga ci aspiré c'est à quoi tu aspires mooy aussi soo jógee ci thème bi nit ñi xaw a changé. bàyyi loolu parce que dénonciation la. waaw donc xebaate nekk loo xam ne nii bokk na ci li ci jikko yi gën a yàgg ci àdduna ndax seytaane moo ko njëkk a def iblis bañ ko bindee bind doomu aadama ne na sujjóot ci doomu aadama mu xeeb doomu aadama ndax fañ ko bindee ci suuf moom ñu bindee ko ci sawara te pourtant jaamu na yàlla xeetu jaamu na yàlla bu ne sujjóot fu ne ci kaw suuf ba dañ ne la sax fépp foo xam ne nii rek dafa tege si tànk jaan mat la seytaane ci sujjóotu fa kon nga xam ne kon seytaane liggéey na liggéey bu kawe waaye xeebaate tax ñu génne ko ci nguuru yàlla donc xeebaate boobu vraiment danger la boo xam ne ni nit war nañ ko bàyyi xel. voilà vraiment lu ñu war a bàyyi xel la. bon pour ñëw ak yow ci solidarité dañuy wax ne rek mooy équilibre ci àdduna solidarité parce que yàlla su mayee ñi xañ ñi. dafa am lu mu nam. su ñëpp amoon. ñëpp yor. ñëpp doyul kenn du soxla kenn. kon suñ essence suñu existence ci kaw suuf dootul amati njariñ. dootul amati njariñ ndax yàlla moo wax ci alxuraan yaa ayyuha nnaas inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaxalnaakum shuhuban wa xabaila li taxarafu inna akramakum inda allahi atxaakum mu ne j'ai fait de vous des nations des peuples différents. muy góor jigéen ñi ñuul ñi weex ñi xees ñi gëm li ñi gëm lele mu ne leen rek laa ci jublu ngeen saafonte ngeen jëflante bu rafet waaye su fekkente ne man li ma yor doy na ma sëkk soxlaalu ma la dara mais duñ dem mooy la notion du yin et du yang 6 ak 9 soo leen dëppale soo leen woolee dañuy accroché wu le bien et le mal. oui tout est relation binaire ci kaw suuf yàlla seytaane le bien le mal góor jigéen xees ñuul dëgg la ainsi de suite donc lépp yàlla daf ko def relation binaire li mu ci jublu nag mooy kii li mu amul mu jox ko kii mottalante c'est loolu mooy notion de solidarité moo suñu soxla ko nag lool ci jamono ju ñu nekk nii rawatina nag Sénégal ñun dañoo bëri léwul dañoo mat léwul te daanaka ñi fi yor ci Sénégal gi ak ñi fi yorul soo leen calculer daanaka ñi fi yor suñ jëloon ci ñi yor lépp du ko def ci ñi yorul sax du tax mu mat dëgg la donc plus que jamais on a besoin de solidarité mais ak mënd bi nii actuellement nii li population bi di dundoo tey jii ban xeetu solidarité nga yaakaar ni tey moom la ñi nga xam ne ñooy sinistré yi soxla parce que instant bi ñu ci bëri ñàkk nañu seen kër ñu ci bëri ñi ngi xool fan la ñu dëkk nit dina la fat sax mais fat bi benn semaine la lay mën a supporter beneen semaine peut-être ñu xaw leen comprendre ndax dund bi dafa metti mais beneen semaine bi da ngay gis ñu commencé changer kanam ban xeetu solidarité la nit ñu soxla instant bi sinistré yi bon soxna si fi mu toll nii solidarité bi nit ñi soxla comme li nga wax nii fat ak yooyu yëpp dëkk dafa metti dëkk dafa metti yàlla rek mooy ki ngay ñaan mu lay jox bis bu nekk soo ko ñaanul suba mu mere la waaye soo ko ñaanee ñaanaat ko suba kanamam changé mooy li ma la wax rek matleewul dëgg la donc fi mu toll nii solidarité bi ñu soxla mënut a régler problème action ponctuelle lay doon rek maanaam action ponctuelle lay doon solution d'urgence lay doon mooy comme li Macky Sall wax démb rek ñëw ne dinaa joxe lii ku nekk xam na ne loolu réglé gul problème massa selal na xool nañ ne waaye fajul góom dëgg la solution bu radicale lañu war a jël def ko solidarité bi dafa war a tàmbali ci ñun ñoo war a dimbali suñu bopp parce que aujourd'hui les responsabilités quoi qu'on dise les responsabilités sont partagées soo waxee ñu ne non dañoo ñoom dëkk ji fi nga xam ne ni ndox mi dafa nekkoon après ndox mi ñëw nangu ko mais ku leen dëkkal foofu suuf doo ñëw Sénégal rek comme nu mu demee doo ñëw rek xotti rek daal di commencer jaay déedéet di nga am foo dem jox la suuf si nga nekk promoteur ka ko signé am na plan bi dëgg la xam na ne fii place su ndox la
gouverner c'est prévoir. xam na ne tôt ou tard conditions climatiques yi c'est pas figé dafay soppeeku. ka ko jënd responsable parce que gëstuwul bëgg na lu yomb ñoo na fekk ko daal di jënd. c'est vrai que tey ñi ngi wax naan les responsabilités sont partagées. état bi kii bi léegi c'est comme responsabilité dafa partagé kii dafay téye fii kii téye fii. en faisant quoi li fi des ci Sénégal ci suuf kenn xamul nu mu toll. bi bëggaan di def campagne am fii il a fait une anecdote boo xam ne daf ma touché benn indonésien bu mu àndaloon xaw ma c'était un américain wala kan ñu doon dem Ndar bi ñu àndee di dox ci di dem ba Ndar mu xool ba si yàgg waxatul fekk ñu ngi waxtaan ci oto bi bu si yàgg waxatul bañ demee ba egg fi ñu dem mu ne ko mais booba léegi maa ngi gis bi ñu génnee Dakar waxatoo ba ni ñu egsee fii. mu ne ko bii parce que je n'ai jamais vu autant de rien. Autant de rien. oui affaire bi choqué ma. je n'ai jamais vu autant de rien parce que mi ngi xool àllu kaañ jusqu'à perte de vue ba ni mu egg Ndar. gisu fa dara àll rek lay gis. ñëpp ñëw concentré wu Dakar. yaa xëy si suuf am na fi. nous sommes 15 millions et quelques 194 000 xaw ma et quelques kilomètres carrés. Pourquoi mënuñoo jël une solution radicale un état courageux un homme courageux. boo xam ne ni solution définitive day xoos góom bi def ci alcool mu jeex. parce que zone yooyu nag quoi qu'on dise. gis nga j'aime bien citer ñag yi parce que nit ki fi nga yaroo da ngay xaw imprégné wu. xam nga fourmi magna mooy la. fourmi magna. déedéet. mooy melentaan yooyu xam ne dañuy màttaate. termites yooyu noonu termites yu ngand yooyu. Ivoiriens dañuy wax ne on ne reste pas dans Magnan. on reste pas pour enlever Magnan. xam nga loolu mooy lan. mooy soo ñëwee taxaw ba fourmi yi yéeg la. soo ko bëggee faxas. da ngay génn foofu dem taxaw fu dara newul nga faxas ko. waaye soo taxawee ci biir di ko faxasaat fii ba ilaa yomi di laa yoo faxaseet mu yéegaat. mais bu ñu bàyyi. donc ndox mi. moto pompe sëkkoo ak lu mu mën di doon. dana continuer parce que il faut pas oublier qu'il y a des facteurs qui ont fait que boobu léegi loolu am autoroute à péage ba ñu koy tabax. la ñu sàkk ci ndox. comme li fi toogoon waa ji fi toogoon keroog wax ndox da koo kojee day wëri. mais autoroute à péage bi soo fàttali ko 2005 boobu noonu. ba ñu jëlee nappe bi dóor ci ay bâche. tabax ci kawam mu dem ci suuf. ci la dëkk bi yëpp inondé. léegi bu ñu génnee tuuti ci cadre gouvernement état mais ñun suñu biir. pour ñu ñëwaat ñun suñu biir parce que avant Macky di ñëw ak ñoom seen Macky ba muy ñëw c'est trop tard fekk na kër yi taa fekk na ñu bëri génn. démb rek ñu ngi wane ay vidéo yoo xam ne ñooñu seen i saaku ceeb dañuy tëmb seen i suukar di tëmb seen i lal di tëmb. donc lan mooy taxawaay ki nga xam ne peut-être mooy borom barke. te nekk ci koñ ba moom ndox mi laalu ko wala peut-être am na benn auteur boo xam ne moom ndox mi laalu ko. lan mooy taxawaay ki nga xam ne peut-être mooy mbokk mu lenn ne que kii mi ngi ci difficulté. damaa war a dem jàppale ko. lan mooy taxawaayu sénégalais ak moromu sénégalais ci genre situation bu mel nii solidarité boobu noonu laa bëgg ñu taxaw ci parce que am na benn vidéo bu ñu ma yónnee dem bu ndaw si di wax di jooy yore ñaari doomam nee na moom. ba tey gisagul kenn. gisul mbokk gisul xarit gisul kenn koo xam ne mën na ko jàppale. donc mi ngi yor ñaari doomam te pourtant ci kër gu baax la dëkkoon mais malheureusement ndox mi nangu na këram. donc avant état ak ñoom seen ñun suñu biir ni jàppalante bi lan moo ko ci nekk rek lan moo ci war a nekk sa taxawaay. lu ci war a nekk suñu taxawaay mooy li ñu diine sant. lu waay man def ko. parce que kan mënut a def loo xam ne mënoo ko parce que sikk ma la kandoo. dëgg la. man sama kër taawul te pourtant foofu laa dëkk. ndeysaan. mais mbedd yi may jaar pour dem liggéeyi dafa taa. sama voisin ki topp ci moom ki toppaat ci moom peut-être taa na. borom étage boobu ngay wax noonu borom barke boobu dëkk ca koñ ba noonu même su fekkente ne moom mi ngi taal clim mi ngi nekk ci kaw. waa koñ bi dañuy yaakaar ci moom. kon affaire bi laal na ko. parce que tey dina rus moom jël ay ravitaillement ñëw gaare ko buntu këram di ko dugal te seddu ci nit ñi. kon kooku aussi inondé wu na d'une autre manière. il est inondé de demandes sociales. tout à fait ndeysaan. nit ñi dañuy ñëw ci moom par force. ku ko rusoon sax laaj dina ñëw laaj ko. parce que góor su sesee rek mooy loolu. donc taxawaay bi ñu ci war a am mooy lu waay man def ko. parce que comme ni ma ko waxee rek sikki ma nakandoo dañuy wax naan Covid bi on est en guerre mais lee moo raw guerre. les naufrage la collectif. ndeysaan. naufrage collectif la te balaa ngaa xam loolu nana nga dem ci banlieue bi. man mi di romb ay kër bi su nekk di ñëw. di dem ba ci route nationale ba pour soo ko jël sama oto pour ñëw
di romb yenn roq yi di teg sama tànk ci ay briques. su ma génnee wut eau de javel nettoyer sama tànk. c'est dur. li Macky Sall génne 3 milliards yi di ko joxe. je te jure. li Macky Sall génne di ko joxe 3 milliards yi. c'est vrai que c'est dérisoire mais nit su demee bu sës non da koy jël li amee ay dara suba. da nga koy jël ak xol bu naqari. parce que tu es obligé. dootul barkeel nag. tu es obligé et ça. non c'est toucher c'est atteindre la dignité de l'homme dans c'est-à-dire dugg nit la. c'est le dugg nit ki la c'est-à-dire à la limite avilir nit la. moo c'est pire que l'esclavage. c'est un avilissement total. mooy rendre nit bi. maanaam vidéo wala kaane miskin tuuti. voilà mu dem ba dignité li ko desee si dignité daf koy perdre. pas parce que daf koo bëgg a jaay déedéet mais parce que dafa dem ba xam ne su ko deful xaaru la à la limite. mais monsieur Thiam li nga wax dafa am solo sànq da nga laal benn point bu am solo naa li nga indi tey moom mu soxal na askan wi mais sànq bu ñu waxee nga ne fu bëri napp la woon mais dañ koo sëkk ba tax na ñu def ko ay tali nit ñi mën faa jaar mais yenn localités yi nga xamante ne jaay nañ fa ay terrain ndaxte terrain nit ki balaa nga koy tabax dafa am ay normes yu muy demee procédure di nga dem nga fay dinañ la jox attribution ak yeneen jox la autorisation de construire nga dem ba fay assainissement tey fa nga nekk assainiruñ ko loolu lan nga ci mën a wax tamit parce que problème mu assainissement moom moo ci dal ñu bëri ba tax na ndox mi dafa li waroon na dem sax demul dafa mujjee tàkk. mais assainissement boobu prérogative du gouvernement la c'est même pas la prérogative de la mairie. mairie bi waxuma la sax ngay ci nit ki nga xam ne ni moom dafa fay ñu war ko assainir. promoteur immobilier boobu di ñëw di kii parce que en fait je vais pas sortir du contexte du thème. mais dama ci brosse comme question la rek boo posé ñaareel. 70% de la population sénégalaise ñu bëri jànguñu fii xam nañ ne loo waay di lijjanti da ngay wut courtier say wuti casier judiciaire nga xam ne da nga war déplacé wu sax da ngay gis sa benn grand bu nekk ci koñ bi yëkkati 2000 francs jox ko moo la gën a jege Dakar soo jaaree xool mun na am naa sama benn gars bu nekk foofu mu boole ci koñ bi ñu 10 affaires yóbbu ñu defal ko casier 10 casier judiciaire mu ñëw jox gars yi c'est comme ça que ça fonctionne malheureusement kon kooku capacité yi mu am pour dem di lijjanti kayitu kër ak ay nangam nag toujours day jaar ci ay courtier c'est des choses qu'on fait ni taf yëngal après jox ko mais su fekkante ne promoteur immobilier bi moom dafa ñëw jël benn partie viabiliser ko ñu indi ay contrôleur ñëw xool tant que deful canalisation yi war ñu ne ko amoo autorisation jaay mais problème du am dëgg la donc parce que quoi qu'on dise population bi nañ leen yërëm yërmande kese lañ mérité am na foo xam ne nit ki yedd ko yërëm koo gën. même li ñuy wax naan ay nit ñi dañoo ñëw dëkk ci ndox c'est pas forcément vrai le maire de Djiddah Thiaroye Kaw je pense que c'est Cheikh Dieng c'est pas je l'ai écouté ce matin à RFM mais en 1942 les gens habitaient déjà dans ces zones-là te sécheresse bi ça date de 1970 donc c'est plus vieux que ça donc bu ñu indi affaire askan bi dañoo dëkk ci ndox non nañ leen dimbali dañoo soxla yërmande ñu dimbali leen population bi ñi man nañ ci jàpp comme l'a fait peut-être Bougane dans seen action comme l'a fait d'autres politiciens am barke nekk ci benn koñ bul seetaan nit ñi loo am jëfal tibb sa añu kër sax jox ko sa voisin dara la seen yére tooy na ci ndox mi wala courant maas na fa dara kër gi lakk na soo amee yére bu xaw a tane jox leen ko. dafa mel ni Nana Aidara. tu vois. coronavirus dafa indi benn phénomène mooy ramener l'humain à l'humanité. surtout. ak yéen nit mu nitee ndax li ngeen di waxtaanee Thiam intendant mooy que nit ki dafa war a tàmbalee am jikkoy dimbali moromam waaye itam nguur gi am yërmandewu askan bi mu jiite ba tax ne ki nga xamante ni da nga ko jaay fi poche am tool lay dem di jëndi ndax yoonu ndox la am déet dëgg la dañu war a sensibiliser fàttali leen ni yoonu ndox ku fa dëkk tamit mi yaa ngi exposer sa bopp waaye itam ñoom ñi koy jaay waruñ ko woon jaay waruñu woon sax nangu dagg parcelle bay jaay. mais gis nga débat boobu dañ ko war a dépasser Nana. débat boobu dañ ko war a dépasser. le mal est fait. tout à fait il faut maintenant ak bàkk ci des. ñu ne déedéet dañuy rooti jiwaat. dëgg la dëgg la rooti jiwaat ni ñu rootee nag mooy nag il faut avoir une décision courageuse l'État prend une décision courageuse. je m'adresse à la population. lii fi nekk nii mënatuñ koo defar. li fi nekk mooy nañu leen toxal yéen ñëpp toxaluñu ay nit Fass. Fass Dakar fii. ñu dem dëkk ji mooy Fass Mbao ay Fass nangam. dëkk ñu daan lakk fii yëpp toxaluñu leen yóbbu leen côté yooyu noonu. ay parcelles ay nangam. pourquoi on peut pas refaire ça. zone yooyu noonu c'est des zones yoo xam ne nii
tubaab yi mën nañ ko jënd comme technopole bii nii. ñun zone bi ma nekk man par exemple. du jëri ci Darkasaya ba Détis ñi nekk Thiaroye xam nañ baax li may wax. am na dex bu fa jóge woon ñëw ba foofu. dex googu moo continue dem ba Pikine ñu naan